jafe-jafe mbay jeex na bay mu yàqu jeex na bay xorom sonal la jeex na ak produit yi nga xamante ni moom moo di Farmgel Farmsal wala Capaz produit bi nga xamante ni di Farmsal di xeex lépp lu jëm ci wàllu xorom rawatina nag suuf soo xamante ne dafa wër xorom ba mu fees dell loolee di sàmm gàncax gi ba li nga xamante ni moo di xorom si du ko sonal moo xam muy ceeb wala muy maraîchage waaye beneen produit bi nga xamante ni moom moo di Farmgel di xeex nag lépp loo xamante ni dafa nekk wàllu attaque wala nag di sonal li nga xamante ni moom moo di gàncax gi ci wàllu li nga xamante ni moom moo di maraîchage xoolal Capaz nag di produit bi nga xamante ne day naatal lépp lu jëm ci wàllu mbayu maraîchage moo xam muy tomate kaani wala poivron ak yeneen yu ni mel la dawal gaaw nga seeti ji ñi nga xamante ne ñoom ñoo di waa Sénégal Investment nekkee ci Ross Béthio ci route nationale numéro 2 su fekkente ne yaa ngi jógee Richard Toll da ngay romb garage yu Mbundoom waaye nag soo jógee Saint-Louis da ngay jëm ci nga xamante ni moom moo di garage yu Mbundoom dawal gaaw nga laajte ana Seck cay kii. jërëjëf mbokk yi ñuy teewal ci wàllu digital news ñu ngi leen di nuyuwaat bu baax di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak ñun tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci beneen numéro émission bi nga xamante ni moom moo di leader du futur ni ma koy waxee nag mu di émission boo xamante ni dañ ci dalal ndaw ñi nga xamante ni am nañ ci ñoom yaakaar ndax askan wi leen yaakaar ba noppi ndaw ñi nga xamante ni yaakaar nañ ni ëllëg tamit dinañu jëlaat li nga xamante ni moom moo di askan bi gàgganti leen wala nag ñoddi leen ba yóbbu leen fi nga xamante ni nañ yaakaar nañ leen ginnaaw bi ñu ko defee ak yeneen ndaw tey nag ñu daje waat ak beneen ndaw bi nga xamante ni mi ngi wuyoo ci turu Abdourahmane Diarra ñu gën nga xam ci turu Abdou Diarra nekkee ci Ross Béthio Abdourahmane nuyu nañu la. Omar ñu ngi lay fay di lay ziar di la nuyu bu baax a baax yow président Walo Digital ci say ñëpp ñi nga àndal di leen gërëm di leen nuyu bu baax a baax. di fàttali ni yow opérateur économique nga mais également tamit responsable politique APR nga ci Ross Béthio faree nag ci ginnaaw leader bi nga xamante ni moom moo di Pape Amady Diallo nekkee ci Ross Béthio moom it waaye nag nga nekk président mouvement associatif également nekk koo xamante ne membre nga ci réseau des jeunes producteurs de la vallée mais également nekk tamit ci kuréel gi nga xamante ni moom moo di organisation des paysans du Sénégal OPS ñu gis ni li nga yëngatu ci wàllu agriculture bari na lool te agriculture ku ko wax développement ñu gis jamono yi ñu toll nii tamit sa leader nekk koo xamante ni ku yëngatu la ci wàllu citoyenneté nga xamante ne daanaka mooy base du développement ban relation la am ak activités yi ngeen nekk. waaw parce que Omar képp koo wax ne agriculture wax nga développement parce que comme ni ñu koy waxee balaa nga naan da nga fay nekk parce que tey soo waxee agriculture wax nga développement wax nga lépp daanaka moo ëmb lépp tey sama leader yàlla dafa dogal ñu ànd moom it ñu yëngu ci loolu kon vraiment ànd boobu dafa nekk ànd boo xam ne ànd sincère la par rapport ak moom te tamit vraiment ci moom li ñu wax moom mooy dafa ñu wax ne moom politique de développement lay def te ñu ñuy ay ndaw yoo xamante ni politique de développement lañ bëgg def kon loolu moom vraiment ànd boobu dafay nekk ànd bu neex. gis nañ ko ci wàllu citoyenneté mu yëngu ci trop ba ay mbir yoo xamante ni ñu ngi koy def yaatu ci loolu daal ci dem ak dikk ndax mën ngeen ci ñëwal ñu xool. mën naa la ci ñëwal parce que Pape Amadou Diallo ci sanc bi la ci Ross Béthio la dëkk muy jeune cadre boo xam ne presque mu ministre agriculture di liggéey presque mu nekk jeune boo xam ne xëy na peut-être bàyyiwul goxam ginnaaw ba mu demee ba am xalaatu pour retourner waat ñëwaat ci goxam jàpp ne moom ci ñu war a taxawu goxam lay doon bon vraiment dafa ñëwaat ci biir goxam bi def ay actes yu am solo dama lay fàttali Pape Amadou Diallo ci Covid bi am na ay actes yu am solo yu fi def yoo xam ne indi na fi ay dons ay médicaments lépp indi na ko def ko ci biir Ross Béthio ba ñu jógee foofu am na yeneen actes yoo xam ne def na ko amaana ko bu ñu xaabaabale ci waxtaan bi dina am yu bëri yoo xam ne xëy na peut-être dinaa ci ñëw gën a ci leeral la. wax nga lu mel ne que Covid bi mu am taxawaay bu mu ci taxaw daanaka dafa mel ne que dafa fekkoon jamono bi nga xamante ni mi ngi ciy doog a dugg ci politique ndax du dugg boobu la bëggoon yëgle rek. non du dugg boobu la bëggoon yëgle parce que moom tamit xëy na peut-être nit la woon boo xam ne dafa doon def ci askanam te du woon loo xam ne daf koy médiatiser wala du woon loo xam ne daf koy def rek te yàlla kese tax mais nag
ba mu jotee nag ba askanam nekk yow la nag da nga war a taxaw pour dëggal sa bopp wane na yow la ci la nag commencé nag wan na ah man kat comme sama askan doyloo nañ ma jiital ma vraiment lépp lu may defati nag fi mu ne nii dinaa taxaw pour jàppal sama askan dinaa taxaw pour lépp luy sama askan nekk ma nekk ca ñoom. yaa ngi wax Covid bi wax nga ni am na yeneen ginnaaw Covid bi lan la ñu mën a jàpp mu leen. ginnaaw Covid bi indi nañ ay médicaments ginnaaw médicaments yi gis nga presque ci ASC yi gis nga organiser benn final boo xam ne final citoyenneté final la boo xam ne bon vraiment wax dëgg yàlla ñëpp ñi nga xam ne dañu nekk ci département bi kontaan nañu vraiment gis nañu taxawaay wan na ne carrément kat citoyenneté mooy dëkk mooy dëkku bu rafet nekkin bu rafet te vraiment keroog bis ba wane na loolu. mais munoo ma wax citoyenneté yamale ko ci sport cadre de vie bi lan ngeen ci def nekk nu askan wi lan ngeen def ci nekk askan bi bëri na luñ ci def parce que lu tax bëri na luñ ci def loolu xëy na benn pàcc la woon boo xam ne dama la ko doon indil rek mais tey boo imaginer ba ci tey inondation yi avant muy ñëw dañ naan balaa nga naan naam mais fa tey xëy na peut-être du ñu taxaw na yàcc na yasar di seetaan askan bi rek tey suñu devoir moom mooy lan mooy suñu contribution ci biir askan bi mooy ñëw fexe passage yi nit ñi war a jaar ñu ñëw ràmbale ko def fa suuf ba nga xam ne nit ñi daa ci mën a jaar. mais ndax rembalayage yooyu parce que bari na ñu jàpp ni rembalayage yooyu noonu bokk na ci yenn li indi yenn jafe-jafe yi yenn kër yi di taal ndax loolu yéen it jàpp leen ni xam ngeen ci am responsabilité. waaw non Omar man jàpp ma loolu parce que lu tax jàpp ma loolu Omar ñun Ross Béthio lañu dëkk te ñu ngi bëgg yàgg léegi ci Ross Béthio naam ay ndaw lañu mais réalité Ross Béthio ñu ngi koy bëgg xam parce que tey boo imaginer Ross Béthio xur la te bu tawee rek nit ñi dañuy am problème pour accès pour fu ñu génne te ñun accès yooyu rek lañ doon jéem a xool fii nit ñi di génne ñu def ci suuf pour nit ñi génne mais ràmbul ñu mbedd yi dañ doon ràmbale ay accès yoo xam ne nit ñi daañu mën a jaar pour dem marché bu ñu feebaree pour dem hôpital tout ça yooyu rek lañ doon def quoi. waaye ndax tamit xam nga rembalayage tamit tudd rembalayage yomb na ñëw ni rembalayage naan nangam sangam waaye bu dee da nga ñëw rembalayage indi sa ñaari saretu suuf kese daal ni rembalayage naan ba noppi askan wi duñu dañ ci jafe-jafe loolu tamit dafa jar na xoolaat de. waaw loolu yëpp ngay wax noonu am na waaye dama lay wax na ne bon Pape Amadou Diallo dafa nekk koo xam ne vraiment lépp lu muy def détermination la ciy demee parce que keroog vraiment mobiliser na tey ay camions yoo xam ne ay niveleuse mobiliser ay camions ay niveleuse ay percharge yëpp mobiliser na ko keroog vraiment keroog li mu mobiliser ci ay camions nu mu dee moom 6 camions wala 7 camions. mobiliser na ko ay niveleuse yëpp ñu génn mu def ci carburant ñu dem def ay remplacement kon koo xam nga loolu tuutiwul waaw dëgg yàlla tuutiwul kon nag loolu yëpp def na ko ci loo xam ne du loo xam ne dañuy làmbaatu loolu loo xam ne da ciy teg sa bët waaw looy teg sa bët. jéego la ci wàllu politique wala da ngeen di yëglu wala ngir askan wi xam leen xam nga sorewul loolu xanaa. waaw parce que man mënu ma ko tuddee politique li ma ko mën tuddee mooy ne fii la dëkk askanam soxla ko mu war a ñëw dellawaat askanam njukkal delloo askanam njukkal la mu am as tuut bokkaat askan bi. waaye Abdou su ma la déggee damay xaw a am tuuti njàqare la ndax su fekkente ne yaa ngi may waxal Pape Amadou Diallo di ko bàkk te li nga may wax ci Pape Amadou Diallo li mu def yëpp ak li nga xamante ni noonu la mbir yi di toll waxuloo ma fi lu dul final waxuloo ma fi lu dul rembalayage bu mbett ak don médicament bi ci ki ni xaar pour nga war a jàpp ni askan wi da nga ma diit tiitoo ci loolu. non mënuma tiit ci loolu moi parce que tey bëri na tey ñoo xam ne tey ñu ngi leen di tuddee ay leader ñu nekk ci biir Ross Béthio tey Pape Amadou Diallo lim fi defagum defuñu ko parce que lu tax ma wax loolu Pape Amadou Diallo toogul bañ koy woo muy ñëw dafa ñëw jàpp na ci Ross Béthio la dëkk war na ci def participation mu ñëw dugal ci loxoom dugal ci participation am kii def na te dégguñu ko amaana ko buñ ko déggee nag dana mën a def. mais tamit lu daal xam nga boo ma waxee loolu ba tuddal ma ay remplacement ci wàllu inondation ñuy xaar ngeen dem jëli ji ay moto pompe ñuy xaar ngeen dem indi ji leneen ñuy xaar ngeen dem mais ngeen wax ma remplacement kese. ci loo xamante ne ay ñaar ñetti. mais loolu naqaru nag. loolu nag Omar su fekkee dëgg la remplacement rek laa la wax. mais moto pompe yi ba inondation bi amee moto pompe yi gis nga ko dafa bàyyi dafa jóge Dakar quitté Dakar ñëw fii ànd ak ñun gis ngeen bi ñëpp tey boo delluwaatee ci kii da koy gis mu bàyyi léppam ñëw ànd ak ñun vraiment taxaw futteeku wut ay moto pompe taxaw ñu ànd ak moom parce que keroog sax ñu bëri dañ ko doon wax naan bàyyi bu dugg ci ndox nag yooyu mu jàppale ne ñun li ñuy yëg ñun moom lay yëg ñëw ànd ak ñun dépense ci carburant dépense ay moto pompe jënd ko def lépp te loolu vraiment wax dëgg yàlla tey amaana ko actuel maire lañ ko doon xaaree mais moom vraiment dafa ñëw xaar ju kenn bay ci waar
ndax ci loolu rek ngeen yem parce que tamit dund bi du loolu rek du inondation rek du éducation rek ak leneen am na yeneen secteur am na wér-gu-yaram yi am na élevage am na leneen ak leneen. waaw si li nga wax dëgg la waaye tey dama lay bëgg expliquer la d'accord élevage tey bay na ci waaram 1960 ba léegi tey soo demee tey ci pël yi tey nañ ne ñoom depuis jamonoy Senghor lu mel ni mosuñu ko gis. mooy la moom mooy ne pare jël sa xaalis dem di ñàkk ay nag gratuit ñoom mosuñu ko gis vaccination gratuite mosuñu ko gis. da ngeen ko def yéen. non ñun def nañ ko gratuit moom Papa Amadou Diallo def na loolu gratuit pël yi vraiment keroog seen xol dafa sedd parce que nee nañu loolu ñoom ci àdduna mosuñu ko gis parce que dañ leen fàtte woon dañ leen bàyyi woon ci ginnaaw parce que ñoom nee nañ vaccination nit gis nañ vaccination lépp gis nañ ba mu des vaccination ay nag gratuit mosul am ci Papa Amadou Diallo la am parce que jàpp na ne pël yi ci la ñu bokk nag pël yi ci di respecté lañu bokk. Abdourahmane yaa ngi koy wax daanaka li ngay wax nii lu ci bari dafay mel ne yaa ngi laal bu baax politique bu seen leader wax nga yi nga xamante ne def na ko ci wàllu social mais tey fi nga xamante ne moom mooy fiefam di basam fi nga xamante ni moom moo di sànce ba tey ban taxawaay la fa Pape Amady Diallo am boo xamante ne tey mën nañu jàpp ni kii kat jar na sax di topp. waaw dafa réussir loo xam ne. jafe na politicien bu ko réussir mooy sa base d'abord mooy fi nga dëkk parce que da yaay dégg wala fi ñu naan bay sa weewu tànk te vraiment dafa commencé bay ci weewu tànkam parce que keroog boo ñëwee ci inondation bi da ngay gis quartier bu mu dëkk koñ bu mu dëkk ñëpp dañu mobiliser génn topp ci ginnaaw loolu rek moo lay won ne conseil yi kii vraiment wax dëgg yàlla waa koñ xam na fu leen féete waaw nga naan naan nag dafa nekk te vraiment loolu daf ko wane ñëpp génn ànd ak moom Papa Amadou Diallo mën na ñëw la ko yàlla dénk as tuut mu toog roxam mais dafa loolu dafa génn ne fas yéene ma li ma yàlla dénk ci ndomb tànk li ma yàlla dénk ci am-am ma toog sama loxo rek commencé déedéet damay génn bokk ak sama askan. mais sànq bi xam naa de bari na leader de. waaw mais man loolu yëngulu ma parce que xamul lu tax loolu yëngulu ma parce que xam nga sanc bi xat na sanc bi bëri na ay leader waaye gis nga kuy wet xam yow yaay kan. si. kon yéen xam ngeen li ngeen peese. non mais si. du sax kon da nga jàpp ni am na ñeneen ñu fi peese wala li ngeen di peese. non kooku ci kanam lañ koy xam te li ma lay wax nii. temps bi mi ngi dem de. non temps bee ngi dem mais ñun ñu ngi ànd ak temps bi ñu ngi ànd ak temps bi. mbokk yi di fàttali ni yéen a ngi teewlu ci émission bi nga xamante ni moom moo di leader du futur tey nag mu ngi ci dalal Abdourahmane Diarra di kenn ci lieutenant Pape Amady Diallo fare nag ci parti bi nga xamante ni moom moo di Alliance pour la République. Abdourahmane ñu ngi koy wax léegi laal nañu sax ci lu jëm ci wàllu politique tey seen i activité ci wàllu politique bari na loo xamante ne nit ñi ba léegi comprendre ñu leen. ñenn ñi ngi naan ay second couteau ngeen maanaam ñoo xamante ni bokk leen ci première ligne bi ñenn ñi xalaatuñu leen ba bu ñuy tudd sax yéen leader yi parfois du ñëpp tudd gisuñu leen nii ndax am ngeen ay ambition yu jëm ci mairie et cetera boo waxee ñu ne la Pape Diallo bëggul dara mu mel ne que voilà seen politique dafa xaw a jafe comprendre ndax yéen da ngeen nekk ci ñi nga xamante ne dañu bëggul dara. waaw Oumar man dama jàpp ne nit ku bëggul dara ci àdduna amul nit ku ne. lépp lu muy def rek am na lu tax parce que dama jàpp na tey Pape Amadou Diallo tey bu ñëwee ba jege askanam di jël ci li ko yàlla dénk as tuut di ko investir ci biir Rosso ci am na lu mu bëgg xëy na amaana ñi koy wax bon dañu dese comprendre mais ñi comprendre ànd ak moom xam nañu bëgg na dara ñi comprendre ànd ak moom xam nañu bëgg na dara xam nañu tamit toppal ci ginnaaw kenn parce que tamit Oumar ñun xajuñ ci ginnaaw kenn. mais nan nga may waxee toppale ci ginnaaw kenn te fu ngeen toll gars yi ngeen di gérer tey gis nañu jamono yi ngeen def seen remplacement yi gis nañu waa mairie bi jaar nañ fa tàppal leen raay leen mu mel naka yéen sax daanaka seen njaboot ngeen. waaw mais waa mairie bi amaana ko jaar na fa c'est vrai li nga wax dëgg la parce que man jour boobu sax d'abord fekk na ko jaar nañ fa bon de toutes les façons saafante ak Pape Amadou Diallo amaana ko xëy na peut-être maire bi dafa jaar rek pour ne. ci liggéeyam la li mu waroon def su gisee keneen ku koy defal daf koy remercier ne ko sant naa la gërëm naa la waaye nag loolu taxul de. kon dafa mel ne kon loolu ci comptam la dugg. duggul ci comptam de. parce que non population bi ñu ngi yor seen ay bët di xippi ko di seetaan nan lay duggee ci mënul dugg ci comptam. parce que ñun population bi la ñuy liggéey. ñun liggéeyu ñu maire Rosso Béthio population Rosso Béthio la ñuy liggéey
kon population Ross Béthio suñ koy liggéeyal population Ross Béthio nekk ci jafe-jafe gisuñu kenn ku fomp seen ay rangoon mais am nañu droit. kon da nga jàpp ni maire bi fomp la woon. mais si maire bi fompul seen rangoon parce que maire bi fomp na seen rangoon tey amaana Ross Béthio ci beneen xar-xar kanam lañ koy gisee. kon li maire bi di def nii ci wàllu effort dem jëli ci ay moto pompe ci inondation yi wàcce ak équipe am góorgóorlu lu ne kon da nga xeeb li muy liggéey. non Omar xam nga bu ñu naxante maire bi jouer le poids xam nga gis nga fi mu ne. jël waay sama waay jouer le poids xoolal man leer laa la wax jouer le poids tamit bu ñu naxante xam naa lu tax ma wax la bu ñu naxante gis nga nit ñi dofuñu. gis nga coow bi lu muy bare ku wéet xam ku la mën. boo ma waxee ni ma maire bi joué wul le poids alors que en face de nous ñu am un maire boo xamante ne mi ngi décarcassé wu mi ngi dem mi ngi ñëw mi ngi indi rusul sax dem ñaani ji indi ji pour population bi nga ni ma joué wul le poids. lan moo mooy prouver le compte ci li ngay wax nii. waaw li ci prouver bëri na. mooy la tey da ngay imaginer lu toll na Ross Béthio tey ci inondation maire Amadou Bécaye Diop yàlla na ko yàlla yërëm li mu ci doon dépense ñu doon ànd ak moom. nekk ay Baye Fall doon ànd ak moom gis li mu ci doon dépense ci ay moto pompe ci gasoil nga dem jënd ay moto pompe essence yoo xam ne mënul génne litre ndox. mais si mais maire bi 10 moto pompe la. mais 10 moto pompe essence lan la mën ci inondation Ross Béthio. kon da nga jàpp ni dara baaxul. mais parce que dañuy saboté. mais si dañuy saboté. parce que mais si parce que ñi xam moto pompe xam nañu moto pompe essence mënul génne ndox lan la mën. kon yow sër bu ma la jàngatee dafa mel ne que soo may wax da nga naan gestion inondation bi dafa échoué ci côté bi. bien sûr ren dafa échoué ba léegi Ross Béthio munoo jaar fenn ndox kese la Ross Béthio munoo amoo mbedd boo jaar dafa fees del. ba tey ci wàllu politique yaa ngi moo koy wax yaa ngi critiqué li nga xamante ni moom moo di gestion wu équipe municipale bi ba bi nga ci gën a joxañ moom mooy inondation yi mais ginnaaw loolu yéen tey jii lan ngeen jàpp ni dëkk bi waroon na dem te demul ba yéen ngeen am xalaatu ni war ngeen ko mën a sotti. dëkk bi li ñu jàpp ne dafa waroon dem te demul parce que dëkk bi lu bëri dañ ko concentré ci inondation rek naam. inondation am na lu mu ci joué kii bu mag bu mu ci nekk waaye wax dëgg yàlla am na ci yeneen secteur mooy lan dëkk bi dafa salte si mais pourtant le maire indi na fi oto mbalit pour xeex salte mais oto mbalit boobu ba tey am na ci ay koñ yoo xam ne mënu faa dem mais au moins def na effort indi na oto mbalit pour xeex salte bi mais yéen génnewul leen mais attends oto mbalit boobu am na ci ay quartiers yoo xam ne demu fa mooy fan mais bëri na fan la dem bëri na ay quartiers yoo xam ne oto mbalit bu mënu fa egg bu ñu waxee ñu ne dafa am suuf te ñu bokk ci biir Ross Béthio lan nga jàpp ni waroon nañ ko def kon ngir désengorger ñooñu non parce que dañu tëb rek ne nañ indi oto mbalit te xalaatuñ ci loolu kese la mais tey boo imaginer am na ay quartiers ci biir Ross Béthio yoo xam ne oto mbalit bi jot yu fa waaye effort mais maire bi def na ko yéen de votre côté gisuma ngeen dem journée set setal gisuma ngeen génnee rato gisuma ngeen génnee pelle au moins li maire bi def war ngeen mën a encourager loolu non ba ñu ko encourager maire bi am na lu mu def mais li am na lu ëpp lu mu def mooy lan mais bëri na parce que dégg nga léegi ci oto mbalit bi nee naa la am na ci foo xam ne oto mbalit bi du fa def te ñooñu ñu dëkk te ay quartier la ci biir Ross Béthio te ñu dëkk ci biir Ross Béthio mais dëkk bi lamp yaa ngi tàkk santé baa ngi dem école baa ngi dox sport baa ngi dox lan la maire bi maa ngi lay Omar xam nga nañu waxtaanee waxante dëgg même santé bi ba tey amul béykat yi la mu ca bàyyi woon ba tey buusuwul firgi kon su ma la déggee da nga bëgg wax monsieur le maire moom yokkul wàññiwul ku yow daal yaa ko wax non déedéet ma lay laaj non parce que li ngay wax loolu lay teg mais si parce que fa mu ci bàyyi woon ca santé bi foofu la yem waaw boo ma nee fa mu bàyyi woon ci santé bi foofu la yem mais gis naa ci diiru 8 mois kon voilà qui n'avance pas regresse bon gis naa de ay xeeru pavé yu ñu indi xëy na pavé mais xam nga nit ñi moom bu ci feebaree tal nañ leen lu ay pavé ay pavé daal gis naa la pavé jàpp ay récupération pavé daal gis naa ko man ay récupération pavé gis naa ko bon xaw mais nit ñi tal nañu leneen lu ay récupération pavé yaa ngi diir mag monsieur le maire mu mel na que yow dafa mel na que nekkuloo en face ak moom ndax loolu dafay wane que ni sa leader ak monsieur le maire bokkuñu fi ñu jëm. non dañu bokkul profil. bokkuñu profil nga wax. non bokkuñu profil bokkuñu gis-gis.
lu leen wutale. li leen wutale Pape Amadou Diallo dafa nekk jeune cadre boo xam ne politique de développement la yëngu moom mooy ne carrément jeunes yi tey boo imaginer ci biir Ross Béthio mu ngi commencé actuellement nii fi may wax yow nii mën naa la wax ñu ngi ci ay GIE lu mu dee 6 GIE wala 7 GIE yoo xam ne ñu leen créé dajale ay mouvement mu leen di jox xaalis pour ñu créé ay GIE yoo xam ne nag presque dañuy jéem a xool nan la ñuy jéem a dimbalante seen biir yooyu yëpp dafay am solo parce que tey Omar lépp dafa cher dund gi dafa cher nit ñi dañoo sonn nit ñi dañoo soxla ku leen di dimbali nit ñi dañoo soxla bu ñu feebaree ñu faj nit ñi dañoo soxla leneen ak leneen bëri na nit ñi soxla loo xam ne nag presque naam moom mënul lépp mais le maximum li ko yàlla jox mu bokk ak moom. tey ba léegi fi ñu leen di xaar ci kaw politique bi gis leen ci kaw scène bi gis leen ngeen nekk ci kanam ba léegi dafa desandi ba nit ñi sax liñ leen war a jox ci dayoo gisuñu ni war nañ leen koy mën a jox parce que rek dañ leen jàppee ñoo xamante ni xëy na da ngeen di teg loxo parce que bu ñu xoolee gis nañu dëkk bi léegi mu yëngu parce que récemment gis nañu investiture yi am na convois yi ñu ngi daw politique yi yeneen camps yi ñu ngi réer bu baax a baax mais yéen vous êtes trop calme mu mel naka daal da ngeen di mottali rek. waaw ñun dafa am benn comportement boo xam moom la ñu yor moom mooy ne les gens dañu war a bàyyi di nax nit ñi. kuy naxe mais nax mooy ñi ngi yor fii ay seen ay car di def ay convoi di kalang di émerger les gens dañu war a arrêter seen yooyu. waaye déedéet xam nga non mais si Omar xam nga tax dañu war a arrêter seen. ndax da ngay wax ñi nga xamante ni ndax da ngay wax monsieur le maire mi ko wax di investir. mais du monsieur le maire kese parce que affaire bi duñ ko jël rek basé ko ci monsieur le maire. dafa am ñeneen ñuy convoi. mais si bëri na ñuy convoi. bëri na ñuy convoi. ñan du ma tudd turu kenn mais xam nga ñuy convoi yow. man xaw ma ñuy convoi de yow yaa koy wax de man xaw ma leen de. xam nga ñuy convoi émerger nit ñi loolu nag dañu war a arrêté. xam nga dëkk bi bari na parti ah xam nga dañu war a arrêté. dañu war a arrêté. gis nga nit ñi dañu tal leneen lu ay convoi comme li ma la wax léegi nit ñi dañuy feebar bëgg faj xiif bëgg ñu lekk solution da nga leen war a wutal ay solution ñu wutal la ay solution yoo xam ne nit ñi bu ñu feebaree daañu faj bu ñu xiifee am lu ñu lekk foofu la ñuy mais pas ay affaire kalang émerger les gens ñu jox la après mairie nga téye waat ñu presque 5 ans waat boo sonal ñu déedéet loolu dafa jeex jeunes yi léegi dañuy yeewu ci côté boobu waaw dañuy yeewu ci côté boobu. gis nañu ñeneen ñi nga xamante ne ñoo nekk ci yeneen mouvance yi gis nañu ak seen ay mbooloo ñi ngi def ay voilà dajaloo di def ay investiture ñi investir seen candidat gis nañu monsieur le maire ak ñi mu àndal investir nañ ko également gis nañu aussi PLD aussi def nañu le même ndax yéen da ngeen di bokk ci yoon woowu. waaw dañuy bokk ci yoon woowu parce que du yàgg dara léegi incha allah nga gis suñu déclaration candidature loolu yàgg parce que ñun actuellement nii vraiment pare nañu pour lépp pour nañ pour bokk ci vraiment ñu war a investir. mais yéen ci jamono bii nga xamante ne déjà monsieur le maire ku ne jàpp na ni naturellement moom moo war a nekk le candidat sortant ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko jage gis nañu également ñeneen ñu jàpp ni am na yeneen ci seen biir parti ñu war a doon candidat yéen ngeen ñëw ak li président de la république wax ni nañ ko xaar su ko xawul loo xamante ne tamit jox nañ cër président yi. waaw mais jox nañ cër président parce que Pape Amadou Diallo. muy suñu leader moom waxoon na ko expliqué na ci émission bu mu génn wax nañu carrément moom président ñun ñëpp ci discipline de parti parce que ñun ay apéristes ñun ñëpp ci discipline de parti rek la ñuy tënk mooy ne président rek la ñuy déglu kàddoom président bu ñu dégloo kàddoom bu waxee wax dëgg yàlla président kàddoom wax jëf rek moo ci teg waaye nag pour yëgal la na ñun dañu pare pour bokk ci candidat mais Abdourahmane ndax yéen sañ ngeen rek taxaw. maanaam yàpp ngeen askan wi yàpp bu toll naka ngeen taxaw naan da ngeen di laaj candidature nga xamante ni yéen sànc bi sax ci boppam pour ngeen am fi ñaari baat sax jafe na ak leader yi fi ne waaw kooku sa gis-gis la rek mais dama lay jàppale ne sànc bi amul leader benn leader la am muy Pape Amadou Diallo. sànc bi ni mu toll. sànc bi sànc bi benn leader la am sànc bu un sànc bi. mais sànc bi am na yeneen nit ñu fi ne am na yeneen responsable yu fi ne. yeneen nit ñi comme ni nga ko waxee dañuy lay rek amul benn kenn moo fi nekk. sànc bi ak ni mu toll. non mais si. ay ñoom doyen Cheikhou Diaw ay ñoom Arona Diaw ay ñoom Pape Ibrahima Diop. man du ma tudd kenn waaye daal dama lay xamal ne benn leader moo fi nekk muy Pape Amadou Diallo. ci sànc bi sànc un sànc deux. sànc deux benn leader. Abdourahmane loolu boo amee moom dafa mel na sànc bi feebar na ni. non sànc bi feebarul parce que dañu jàpp ne moom mooy jeune boo xam ne vraiment jàpp nañu ne
fi ñu bëgg yóbbu Ross Béthio suba moom rek moo ko mën. yeneen leader yi mënuñu. non mënuñu loolu. mbokk yi di fàttali ni yéen a ñuy teewlu ci émission bi nga xamante ne moom moo di leader du futur ñu ciy dalal ki nga xamante ne moom moo di Abdourahmane Diarra di kenn ci lieutenant Pape Amady Diallo di waxtaan ak moom nag ci li nga xamante ne soxal na développement ci commune bu Ross Béthio également politique bi nga xamante ni ñoom it ci jamono yi ci la ñu nekk Amady nu mu tudd Abdourahmane comme ni nga ko waxee tey jii pare ngeen ngembu ngeen seen candidat jëm ci élection présidentielle jëm ci élection locale plutôt seen leader nee ngeen pare na su président waxee le contraire. même su président waxee le contraire ñun ci base bi daañu jéem xool nan la ñu waxtaanee pour jiite mairie bu Ross Béthio avec Pape Amady Diallo. mais yéen nee ngeen Pape man du ma la comprendre nag nee nga am ngeen discipline de parti mais discipline de parti ku ko am kay su la président ne jëmal fii fa nga jëm su la président ne du fii du foofu. mais président waroon jëmloo fenn man sax bu yow Oumar xam nga laa gënoon bëgg. man dama gënoon bëgg. président jël récépissé téye. nañ. aywa xool leen seen biir. déedéet waay. waaw man loolu laa gënoon bëgg. sa waay am na fi de. moom mu téye récépissé bi. yéen nan ngeen peese ba ñu wax président ne téye. non parce que Oumar ñun lu ñu peese lu ne fàng kenn du ko jeex. Oumar lu ne fàng kenn du ko jeex man li ma bëggoon mooy président téye récépissé. mais yéen dafa bu leen fi un an ci politique. non mais dafa bu leen fi ñaari fan ñetti fan. mais Oumar. mais lu mu dee monsieur le maire même bu fi yàggulee def na fi temps bu yàgg. mais daf fi temps bu yàgg liggéey fi dara daf fi temps bu gàtt liggéey fi dara moo ëpp daf fi temps bu yàgg. liggéey fi liggéey lu fi neer liggéey. mais si Oumar si ñun bokkuñ ci ay ñiy wax ne ñun faluñu ñu duñu liggéey Ross Béthio ñun dañu bokk ci ñoo xam ne faluñu ñu bu ñu waree liggéey Ross Béthio dañuy ñëw participer ci xam na ne ñun Ross Béthio suñu Ross Béthio. kon daal tey dajaloo ngeen est-ce que da ngeen di ànd ak coalition boo xamante ne bu ñu demee bu président defee le contraire da ngeen am coalition bu ngeen nas bu nar ci ñun loolu yëpp mu ngi suñu kanam parce que daal dama leen bëgg a wax na ne suñu leader pare nañu ci lépp pour bokk ci candidature. ginnaaw waajal bi nga xamante ni yéen a ngi koy waajal élection locale yi ci fan ngeen toll ci lan ngeen nekk exactement. actuellement ñu ngi sensibilisation nit ñi di waxtaan ak ñoom di leen xamal ne leen dëkk bi fi mu ne dafa am feebar. te feebar boobu il faut que ñu jëlee ko fi leen sensibiliser di waxtaan ak ñoom ci côté boobu. dëkk bi wér na cee ngi yow it sama waa ji yow nag da ngay sànni xeer rek yow dara baaxul. non Oumar dëkk bi dafa am feebar te ñun ñëpp ñoo dëkk dëkk bi. luy feebaru dëkk bi ñun ñëpp xam nañ ko te loolu xool il faut que tamit ñu waxtaan ak population bi waxtaan ak militants yi pour ñu comprendre dëkk bi dafa am feebar. mais lan nga may wax feebaru dëkk boo xam inondation bi mu ñëwee maire bi déployé na mooy génn fi ndox courant lampe dëkk baa ngi leer nañ. foo jaar amul fii dafa lëndëm fee dafa lëndëm lépp lu war a dox mi ngi dox affaire yi mi ngi dem 5-5 ñu ne dëkk bi dafa feebar est-ce que du yéen a feebar. non ñun feebaruñu Oumar dëkk bi ñun ñoo ko dëkkee te dëkk bi su ma la nee dafa feebar te pour feebaru dëkk bi faju benn kenn moo ko mën a faj muy Pape Amady Diallo. si dëkk beeg ni mu toll yëpp. non si. mais dëkk bi am na yeneen responsable yu fi nekk. non d'accord naam am na yeneen responsable yu fi nekk mais bokkul ak moom. tey lan mooy seen relation ak yeneen nit ñi nga xamante ni ñoo nekk ci wàllu politique ci Ross Béthio. ay relations yu sincères amul ci kenn. mais relation bi ni sincère nag ngeen di sànni te xeex. mais xëy na dañu bokkul gis-gis rek man ngeen am ay relations yu sincères fekk bokkul leen gis-gis wuute xalaat mu wala lu tax ñu bañante parce que da nga xalaatee nii ma xalaatee nii du tee tamit lu ñu war a ànd ñu ànd rek. jàpp nga ni Ross Béthio war na mën a développer ak yéen. non si avec ñun Ross Béthio war na mën a jëm ca kanam te képp ku jàpp nag na Oumar ñun ñu ngi topp sa ginnaaw nax nga sa bopp. kon am na ñuy jàpp ne da ngeen topp mais si am na ñuy propagande comme am na ñuy propagande nit ñi di leen wax naan ne bon Pape Amady Diallo xamul li mu bëgg xamul fu mu jëm non man maa la c'est faux. comme bëri na non waa PLD comme Fally Seck comme waa Yewwi Askan Wi comme ñan li may wax nii suñ ko déggee daañu. non ñan ñoo wax. ñi ko wax non su ma waxee tamit dañuy waxtaan su ma waxee aussi da nga may tontu. da nga naan ma ñii ñooñu dañuy topp seen ginnaaw parce que tamit mun leen fi jàpp benn wax di ko layal rek. non man nag aw ma habitude di tudd tur man li ma la wax dafa leer. dama kon ñeen da ngeen dégg ci ngelaw li nii rek. après mu daan fekk ngeen koy wax. bëri na ñuy mbubboone. Pape Amady Diallo ñun lay liggéeyal bëri ñuy mbubboone. Pape monsieur le maire moo ko wax. non man du ma tudd tur. ah du ma tudd tur. ndax waa Yewwi Askan Wi ñoo ko wax. ki ko wax xam na boppam.
opposition waxuñu ni yéen seen ginnaaw ngeen topp. ki ko wax xam na boppam Omar. dafa mel ni que yéen jàppewu leen gars yi nawle su ma la déggee ngay wax jàppaloo ni gars yi aussi parce que tamit monsieur le maire n'est pas n'importe qui tey su taxawee ni Pape Amady Diallo mën lay liggéeyal war na ko sañ wax c'est le maire sortant tey par exemple un Fally Seck war na ko sañ wax c'est un directeur de l'administration générale tey par exemple Yewwi Askan Wi aussi tamit seen leader xam nga ñun c'est de haut cadre yéen bu fekkee ne da ngeen ñëw nekk ay apprentis ci politique war nañu am sañ-sañ ñu ne da ngeen toog seen ginnaaw. Omar dama lay wax ne ñun nekk ñu apprenti ci ay politique ngëm si yàlla Amadou Bekay Diop dafa def ci ñun benn formation encore dama la koy wax Omar man mii di wax yow Abdourahmane Diarra 2009 laa jënd carte membre APR laa dugg ci APR kon mën naa la wax ne APR ñi fi bëri ñiy wax tey xam naa ne dugg ci APR coow leen neex rek tey la fi neex rek kenn ku ne di layam layam yu jóge fu ne di wax kon ñun quelqu'un lañ ci APR comme ni ma la gis bii quelqu'un la ci APR kon affaire bi du ay problème ñiy wër di wax naan bon Pape Amady Diallo ñoom lay liggéeyal seen ginnaaw la nekk. mais foog nga wax loolu aussi tamit mu leer parce que mënoo fi jàpp wax ji tamit di laaj ñu wax ji rek te mënoo ñu wax aussi tamit lu leer parce que wax nañu fi problème mu caravane nga sànni xeer caravane gars yi naan Tintamar la tey jii ñu wax nga bëgg wax ni gars yi dañuy wër di leen waxal loo xamante ne demeewul noonu mais yooyu foog nga leeral aussi tamit. waaw parce que Omar parce que lii leen nit ñi di gëmee yaa koy def ba ñu gëm la Pape Amady Diallo dafa set wecc ñëw jege askanam wax ñoom lu leer nañu expliquer leen fi mu jëm wax leen li mu bëgg di nga wàcc ñu jàpp ne kii mooy wàcc. est-ce que yéen nag yéen jàpp kii mooy wàcc est-ce que Pape Diallo aussi tamit capable na transformer tamit rêve askan wi en réalité parce que tamit su fekkee ne mbay sa wewu tànk déjà seen quartier bi nga naan yéen a fa ne kenn gisu leen ci lenn tamit. mais quartier bi gis nañu ci dara ndax tey dañu dugg ci biir quartier bi bëri nañu ay comme ni ma la ko waxoon sànq bëri na ay femmes yoo xam ne ñu ngi leen organiser defar leen ay GIE di leen jox ay financement ñu dimbalante seen biir premier acte la. am na ay acte yeneen yoo xam ne acte la yoo xam ne presque bon du lépp la ñu mën a yoo xam ne mu ngi koy jël di ko def ci biir askanam di leen jàppale ci yàlla tax kon kooku jàpp naa suñ ko joxee mairie Ross Béthio war na mën a yóbbu Ross Béthio fu ne. tey jii gis nañu mouvance yi kenn ku ci nekk am na lu mu dajale tey bu ñu gisee lu mel nag fii nga xamante ni moom mooy mouvance monsieur le maire gis nañ fa waa réew mi gis nañ fa ñoo xamante ne donte seen parti ñëpp dem ñu ko mel ne waa Khalifa Sall gis nañ leen fa gis nañ fa waa AFP gis nañ fa représentant wu LD gis nañ fa représentant wu Diagne Fada boo demee ci waa PLD yi gis nañ leen ñoom it ñanu àndal boo demee ci Yewwi Askan Wi gis nañ ñi ko composé boo demee ci Fally Seck aussi tamit ci mouvance am gis nañu ñu mu àndal bés du ñàkk seen i nit a nga fa taxawu Sénégal su ma juumul seen i nit a nga fa am na sax ñu bokk yeneen parti fa ne ay waa PDS jóge nañ PDS dem fa mu mel nag ñooñu ñëpp tey ils ont grossi leur rang ngande nañu yaatu nañu tey amul yéen kenn ku ñu dégg ni jóge na fenn ñu fekk si leen ba pare ngeen bëgg wane ni am ngeen poids. waaw Sani Oumar loolu moo lay wan ne li ñuy def du dëgg parce que tey damay c'est-à-dire yaa cité tout dama lay leeral cas de Fally Seck jël ci APR delloo ci APR loolu lan la. mais yéen da ngeen jël ci APR delloo ci APR. non bokkul. non vous savez quoi dañu ñëw. non ñëw créer lu bees. lu ngeen créer. parce que yéen ñu créer lu bees. non yéen APR vous êtes tous dans la même situation. que ce soit le maire. que ce soit Fally Seck que ce soit yéen ñëpp da ngeen puiser ci biir réserve Bekay Diop pour yaatalaat seen yoon. non donc loolu lay. c'est-à-dire ñun ambition yi yàgg bëgg la xëy na peut-être comme li ñu koy waxee xëy na léegi la sotti mais ambition yi yàgg bëgg na jàpp nañ ci ñu war a jiite Ross Béthio ñun ci la ñu war a bokk. tey lan ngeen dolli yéen. bëri na li ñu dolli. lan mais kooku am nga mi. lan ngeen dolli parti bi ndax da ngeen jël ji militant bu bees indil ko parti bi. non am nga ay caméra c'est sérieux am na ay militants yu bees yoo xam ne. ñan non bëri na da ngeen laal Pastef. non da ngeen laal Yitté Askan am na. da ngeen laal Yitté Askan. am na militant Yitté Askan. am na xoolal Oumar du ma tudd. non wax ñu yan militant émission lañ ne du ma non ay fan non parce que tamit li nga ñuy wax tamit foog nga teg xam nga foog nga teg baaraam li nga ñuy wax dama ne parce que am na fi ay parti bu mel ne Pastef mi ngi fi c'est dans l'opposition PUR mi ngi fi c'est dans l'opposition bés du ñàkk de même Yitté Askan Wi de même ak ñeneen donc mënoo ma wax ni ma laal ngeen parti jëlee ngeen militant sangam te mënoo ni ma parti sangam jël nañ ci parti yooyu yëpp parti bu ne jël nañu militant da ngeen jël ci Yitté Askan Wi jël nañu militant indiwaat ci biir après ci Yitté Askan Wi yëpp parti yëpp ma ne du ma tudd tur benn parti mais parti yëpp jël nañ ci indi ci biir affaire kon ñun am na lu ñu apporté l'affaire
am na lu ñu apporté la paix. waxtaan wi mi ngi bëgg a jeex Abdourahmane tey jii au-delà de li nga xamante ni moom moo di politique bi ni nga xamante ni noonu ngeen koy defee ci Ross Béthio bëgg mairie bu Ross Béthio comme ni nga ko waxee am taxawaay boo xamante ne moom ngeen am ci seen gox comme ni nga ko waxee gis nañ la sax ngay fëgg dënn ni yéenay leader attitré au niveau de Santhie Ba ba wane sax ni Santhie Ba amul beneen leader bu dul yéen waaye gannaaw loolu yan ambition ngeen am ak tamit fan ngeen bëgg jëmale politique. ambition yi ñu am nekk ay ndaw ànd ak xale boo xam ne dafa am ay ambition yu sore parce que tey Ross Béthio naam amul Bécaye Diop yàlla na ko yàlla am na lu mu fi def waaye tey jàpp naa man ak ñi ma àndal tey fi amul Bécaye Diop bëggoon yóbbu Ross Béthio Pape Amadou Diallo rek moo ko ñëw. Ross Béthio kon feebar nañu de. non si Ross Béthio feebar lu ma lu leer laa lay wax xëy na nag. li ma lay wax Ross Béthio li fi ne ci cadre yi Pape Diallo rek mu mun yóbbu Ross Béthio fi nga Amadou Bécaye Diop yóbbu woon. lu leer laa la wax nag te li may wax ni lu mu maîtriser. ak le maire actuel effort yi muy def. non. ak PND effort yi ñuy def. ak Fally Seck effort yu. non gigantesque yi mu def. c'est-à-dire su ma waxee nga ne ma ay. les partis non. mais parce que non dama la wax non il faut qu'on soit clair man waxuma lu amul man li nga xamante ne da nga ci teg sa bët ma teg ci sama bët keneen ak keneen teg ci bëtam le maire gis nañu effort yi mu def ci inondation bi Fally Seck gis nañu effort yi mu def ci inondation bi PRD gis nañu effort yi nga xamante ne ñi ngi koy def au plan social durant toute l'année est-ce que wax PDS gis nañu effort yi muy def pas ci yeneen parti de l'opposition que ce soit muy Pastef pur gis nañ leen jamono investissement citoyen bi ñu doon def donc ñooñu ñëpp ñu ngi def mais su fekkente ne nag jàpp nga ni ñooñu ñëpp la ñuy def dafa nul yéen rek yéen a mën yóbbu parce que dafa tiit dañuy tiit nag. du gën tiit parce que xam nga lu tax vision bi ñu am moo leer. mais ñëpp am vision. programme bi ñu am dafa leer. ñëpp am programme. non bokkul Oumar parce que tey yore say 4x4 def ci gasoil di wër di ñëw foo ñëw ñun la bismillah dama ne saabu xaalis foo ko indi nit ñi bañuñu ko. nit ñi dañoo sonn. nit ñi du ay problème mu ay 200 000 yoo leen di may wala 100 000 yoo leen di may wala ay téléphones yoo leen di may loolu jëruñu nit ñi dara nit ñi dañoo sonn ñu ne fatigué mu nit ñi leen sonn moom mooy ne nit ñi dañoo nekk feebar bëgg faju nit ñi dañoo xiif bëgg. mais léegi dañuy nit ñi di leen finance. mais si ñun waaw mooy may xaalis rek. non finance mën nga ne da ngay liggéey non dafa naan mën nga ne da ngay dajale nit ñi di leen financé keneen di maye xaalis nga bëgg critiquer loolu. mais ñun dañu financé loolu est-ce que du toog ci der di jëw yàq. non parce que ñun dañu financé nit ñi ne leen dem leen ngeen liggéey. waaw ngeen jàppale. mais kii yëpp 100 000 francs may la ndax jox la ko pour liggéey. oh parce que dama ne Omar. ah mais non attends gis nga. non il faut très facile il est très parce que tey yore sa xaalis di wër di maye. waaw mais est-ce que kooku da nga xam. mais est-ce que joxul nit ñi mu leen liggéey est-ce que kooku yow. mais yaa wax nit ñi doon sonn. mais bu leen ci mën a ñu jëm. ah nit ñi noonu la leen di dimbale pour après pour jël mairie bi après pour jël mairie. non mais yow miy joxe financement da nga bëgg jël mairie bi. non ci jël mairie nag ci anam bu rafet ci anam bu jekk mooy jàppale nit ñi boole ñu def ay groupement ñu liggéey ba seen ay morom yeneen ñëw liggéey ci xaalis boobu mais pas xaalis boo xam ne da ngay fekk tey benn Omar nga ñëw nga def am 200 000 ak téléphone lan laa bëgg moom moo ne ñu filmé la wan la mën nga ànd ak yooyu ma yem. waaw mais yow miy def tamit joxe xaalis financement ci ay GIE mais da nga bëgg wane ni tamit ñii yow la ñu àndal donc mënuma nangu tamit yow it nga am sa politique boo xamante ne bii ak bii ñooy critiquer politique. non ñun politique de développement la ñuy def. moom mooy mais kiy joxe xaalis dafa politique. non mais déggul ma maye xaalis. mais le maire yi dajale ay moto pour nga ca ndox bi ndax deful ay politique de développement. arrêtel ma sa moto pompe yooyu nga may wax. Ross Béthio ndoxam moto pompe essence mënu ko génnee dañu waxante dëgg nañu bàyyi caaxaan yi xam nga la moo gën a man gis man li ma gis Ross Béthio gisuma ko fenn xam nga lan la moom mooy da ngay gis jant bi nga dañ laa ne jant bi nga ne gisuma ko mais ay moto pompe essence yow dugal ci biir Ross Béthio Oumar amul fenn foo mën a jaar te ndox nekku waaw parce que li ko waral moom mooy ne leen neex lañ ko dem jënd ay moto pompe essence yoo xam ne mënuñ pompe dara indi ko fii. nan nga gisee investiture yi nga xamante ne amagul investir nañ ay candidats nan nga ko gisee. comme candidat yu mel na. investir nañ monsieur le maire. nan nga ko gisee investir PND investir na comme ni ma la ko waxee sànq. nan nga gisee candidat yooyu. waaw Ndiaga Fall nañu investir gum. investir nañu Modou en tant que. waaw mais ñooñu dama leen di respecté seen ay clients dama leen di respecté seen investissement dama leen koy respecté. mais daal jàpp naa ne man pour ma wax la li gën a leer moom mooy daal Ross Béthio bu ñu bëggee mu jëm ci kanam benn leader oui Pape Amadou Diallo. Pape Amadou Diallo daal moom mooy kii Ross Béthio war a faa. si
bu fekkee bëgg nañu Ross Béthio jëm ca kanam parce que duñu nax man leer na ma duñu nax leer na ma lépp lu mu leer lu sincère ci moom te Umar nag ñun jeunes yi tay nañ ci ñu ñuy nax tay nañu ci jiite ñu ñuy nax tay nañ ci jiite ñu après boo ñu jiitee da ngay jox xaalis ba pare ñu fal la bu ñu la falee ba pare xam nga noo ñuy def est-ce que dañuy toppaat 5 ans di dawaat sa ginnaaw loolu la ñu tay ñun li ñu bëgg mooy koo xam ne dafa war a yóbbu Ross Béthio ca kanam pas ay xaalis boo ñu may parce que xaalis yaa koy liggéey maa koy liggéey kenn mu la may xaalis ku la mayee tey ku la may suba mais li ñu soxla mooy koo xam ne presque tey day ubbi porte yi jàppale jeunesse bi jàppale jigéen ñi feebar ñu faj yooyu lañu soxla comme acte yi muy def mais cité ñëpp dañ leen des loon ginnaaw gis nga rembalement bi ñu fa def gis nga inondation bi ay moto pompe yu bees tax ay kër yu inondé man leer laa la wax Pape Amadou Diallo rocc ci xaalisam dem jënd ko dugal ko cité ñu génne ndox ma tey cité am na ñu bëri ñoo xam ne boole ñu leen sax ci Ross Béthio te pourtant ci Ross Béthio lañ bokk yu mel noonu lañ soxla mooy la jël ñëpp njaboote leen yooyu lañ soxla mais pas ay comme yi ngay wax noonu war macha allah mbokk yi àgg nañ ci cappaandaw waxtaan wi dégg nañ ko Abdourahmane Diarra lu bari lu mu doon waxtaanee Abdourahmane waxtaan wi àgg na fu muy faram-fàccee ñu bàyyi la nga def kàddu gu mujj gi. waaw kàddu gu mujj gi di la gërëm directeur Wal Digital di la gërëm di la sant bu mat di gërëm sa caméraman yi di la gërëm bu baax a baax vraiment opportunité bi nga may vraiment ma exprimé wax sama xalaat par rapport ak Ross Béthio ni muy doxee ak sama leader fi mu bëgg yóbbu Ross Béthio vraiment dama la ciy gërëm di la sant bu baax a baax di wax daal waa Ross Béthio suñu bëggee Ross Béthio jëm ci kanam Pape Amadou Diallo lañ koy jox suñu bëggee daal Ross Béthio jëm ci kanam Pape Amadou Diallo la ñuy jël Ross Béthio teg ko ci loxoom parce que xam naa ne du ñu nax te xam naa li mu lay wax lu sincère ci moom daal vraiment loolu laa moom mooy wax mara di jox jërëjëf macha allah jërëjëf mbokk yi doon teewlu ci wàllu digital news mi ngi noonu émission boobu la leader du futur tey ñu amoon mbégte doon dalal Abdourahmane Diarra di kenn koo xamante ne ci lieutenant Pape Amadou Diallo yi la ñu doon waxtaan ak moom nag ci li nga xamante ni moom moo di seen actualité politique ak yëngu-yëngu yi nga xamante ni jamono yi nemmeeku nañ ko ci Ross Béthio waxtaan nañ ñoom moom dégg ngeen li mu wax kon noonu la ñu joxante ak yéen rendez-vous beneen jamono beneen numéro ak beneen invité jaa ngeen jëf